leen sant ci teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellusiwaat ñu leen di nuyu fu ñu leen daan nuyoo di leen jox yéen ñëpp kenn ku ne si yéen ñi ñuy seetaan seen wàccuwaay ñi am nag mbégte dalal ci biir émission mbégte bu rëy a rëy ndax sama mag la ngeen xam ko bu baax nee naa nëbbu ma ko làquma ko rawatina nag mu nekk ci arène politique bi daal bokk ci kàngam yi nag ci moom la ñu man maa koy woowee ñombor bis ñombor ton bis te kenn du ma démentir ndax ku la formé Ablaye Wade nga yaru ci keppaaram Idrissa Seck nekkoon sa mag kon am na taxawaay boo xam ne boo ko amee ci mim réew du jaaxal kenn Modou Diagne Fada gis ngeen ko mooy sama invité Modou Diagne Fada di actuel directeur général bu Sonacos dinañ ci dellu si nekk nag ancien ministre plusieurs fois ba jël rek tey ñaari département yoo xam ne occupé woon na ko fi moom nag département yooyu dama ci taxaw lu yàgg tey ci biir émission bi ndax actualité moo ko laaj muy département santé mu yor ko ci jamonoy Ablaye Wade yor ko yorin bu rafet naka noonu tamit département environnement bu ko weesoo nag ñu ñëw nag ci actualité politique jeexalee ko ndax nag Modou Diagne Fada mooy njiital parti politique bi di LDR Yeesal bëgg nañu xam nag parti politique boobu tolluwaay beeg ñu ni mel ak daal seen compagnonnage ak Alliance pour la République du président Macky Sall xaw ma allié la xaw ma dafay compagnon circonstanciel la wala daal yeneen ci biir yoo xam ne bëgg nañ ko leeral teg ko ci kaw table bi alors Modou Diagne Fada monsieur le ministre ginnaaw ba ma amee mbégte dala ndax yow nag kenn gën la nekk actionnaire ci biir émission ba ñu ko gëjee dajante yàgg na ci biir émission ëpp na léegi ñaari at donc ma am mbégte dalal laat la di la bàyyi nag bu nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi lay seetaan ak nag waa Daaru Muxti may fàttali nag ne mooy président conseil régional bu Kébémer Daaru Muxti di sa fief ma bàyyi la nga nuyoog say soppe ak say am di jàmm. asalaamaaleykum Aïssatou maa ngi lay nuyu d'abord yow. te di la ndokkeel. comme ni koy xale màgg na léegi. parce que bañ lay xam ngay nab nabi ci. yaa ma yar mu ngi bëgg a yàgg. mais léegi yàlla jàppale na la. dimbali na la ba. léegi tur nga. waaw tu es un nom dans le milieu de la presse. alhamdulilah yal na yokk. alhamdulilah amiin di la nuyu di nuyu mbokk Sénégal yi ñuy seetaan yëpp. góor a jigéen mag ak ndaw. ak fu ñu mën di seetaanee. ci biir réew mi ak ci bitim réew. ñu ngi am mbégte di desiwaat ci émission bi. léegi laay xoolaat YouTube bi. waaw gis ne suñu émission bi ñu mujj a def. ñu ngi ko defoon le 12 août. 2018. wallaay. kon mel na ne ñaari at. dox na fi kon duggoon naa fi. di am mbégte nag. di dellusiwaat ndax yow sa waxtaan. dafay neex toujours te sa émission yi tamit. sénégalais yi ak sénégalaises yi dañ koy topp ñuy wax ñaan rek ne lu ñu fi wax. yàlla na nekk njëriñu Sénégal. yàlla na nekk njëriñu ñi ñuy seetaan. amiin yaa rabbi alors monsieur le ministre. ñu dugg nag ci xolu émission bi may wax naa ko léegi di fàttali ne nekkoon nga fi ministre de la santé ci nguuru Abdoulaye Wade ñu ubbi émission bi nag ak li nga xam ne actualité gënu ko rëy muy Covid 19 bi ma bëgg a xam Modou Diagne Fada naka nga jàngatee ni nguur gi di. gérer yëf yi bañ ci duggee ba léegi. waaw xam nga tey maa ngi nii di wax ak sénégalais yi masqué wu. mënoon naa ko dindi sax ndax observé nañu la distanciation physique. mais man maa préféré rek. pour pédagogie. bien sûr ak aussi pour wax wan nit ñi ne leen. tey lañ gën a soxla. dëgg la appliquer mesure de barrière yi. ndax dañu nekk ci jamono bu nga xam ne. réew yi nga xam ne sax dañu jàppoon ne mbir mi war na leen ginnaaw. mbir maa ngi fay dellusiwaat. ndànk ba ñuy reconfiner fii di xool fii. di seet nan la ñuy def ba génn ci mu nekk mbir mu nga xam ne kenn xamagul. kañ la ci àdduna bi di génn. alors donc mu metti fépp. rawatina nag ci réew yi nga xam ne ci la ñu bokk moo réew yi nga xam ne seen koom-koom bariwul noonu.
te nekk mbir mu nga xam mbir mu bettaate la parce que kenn xaaru ko woon amul benn politique publique bu nga xam ne état tëral na ko waroon ko doxal 2020 sooraale ci woon lu mel ne mbas bu nga xam ne day am jeexital ci koom gi ni muy doxee ndax day am jeexital ci bépp secteur bu nga xam ne moom moo structuré koom-koomu réew ñuy sant yàlla nag parce que bi mu duggee suñu réew laata sax muy dugg suñu réew président Macky Sall woote na ndaje bi mu wootee ndaje waxtaane ko bis ba mu njëkkee woote ndaje sax bis boobu le Sénégal doon njëkk a enregistré cas suspect alors donc je crois que am na benn esprit anticipatif muy jéem a njëkkante ak feebar bi jël ay matuwaay ba nga xam ne bu ñu dalee yi tamit daañu mën a jànkonte ak moom alors loolu mu nekk lu à plusieurs reprises aussi président Macky Sall génnaat na taxaw wax ak askan bi jël ay dogal ba ñuy tëj suñu université ak école yi daanaka Afrique kenn xalaatagu ko woon. mais mën nga wax lan mooy les bons points et les mauvais points. waaw dinaa wax en tout cas li ma xam. li ma xam mooy man gisuma mauvais point. dans la gestion de la pandémie et je le dis objectivement. xam man géré nañ fi benn épidémie bu ñuy wax poliomyélite. ba ma nekkee jëwriñ ji yore wàllu santé. te xam ngeen poliomyélite dafa gëjoon ci Sénégal. poliomyélite feebar bu nga xam mooy laago nga xam ne ci excréments yi lay jógee di daal si nit ñi keroog bi loolu déclaré woo ñu tasante ñii naan nii la ñu war a doxale nii naan nii la ñu war a doxale OMS daf ne feebar yu mel nii su amee na ngeen jouer la transparence te wax nañu dëgg c'est-à-dire que lu ñu wax épidémie wala pandémie nañu jouer la transparence mooy li xew ngeen wax ko nit mais xam nga loolu sax justement bokk na ci ñu bëri li ñu jàpp ne mooy mauvais point bi dégg nga sénégalais yi bëri na ak même kilifa diine yi xalif général Tidiane dégg nga ko à maintes reprises mu woo nguur gi ci nañ transparent ak sénégalais ñu wax dëgg bi li xew mais xam nga transparence rombul données yi nga am ñaata lañu saytu ci biir askan bi bis bu nekk nga joxe ko ñaata ñoo ci am doomu jàngoro bi nga joxe ko ñaata ñoo ci ay cas communautaire yooyu dañuy dem sax ba wax dëkk yi ñu dëkk Sénégal rek nga dégg mu koy wax damay suivre li xew yeneen réew yi ci wàllu mbas mi mais dégguma benn réew buy àgg ba ci dëkk sàngam am na cas communautaire dëkk sàngam am na cas communautaire loolu yëpp pour attirer attention nit ñi ne ci dëkk yooyu ci gox yooyu ay nit a ngi fiy dox yu nga xam ne ñu ngi yore doomu jàngoro te peut-être yéen a ngi leen di felesu wala yéen a ngi leen di riisu wala yéen ngi wax ak ñoom te xamu leen ko kon gën leen def ndànk. mais xam nga point boobu ngay wax mooy seen point corona du jour bi ñuy def bëri na tamit ñoo xam ne dañu jàpp ne bu dee amoon na njariñ tam léegi njariñ bi néew na ndaxte wax ni kii faatu naa ñi nangami kaa nangami sàngam de manière complètement mécanique gisuñu loo xam ne amal na njariñ population bi xam nga sénégalais léeg-léeg moo jafee xam lu mu bëgg ndax boo nee nañu tëj frontières yi nañu tëj circulation bi nañu tëj marché yi nañu tëj école yi gars yi jóg fu ñuy dundee lu ñuy def nii lu ñuy def naa nga ne léegi nañ ubbi marché yi nañ ubbi transport bi pour nit ñi dem ak a ñëw pour nit ñi am lu ñu yóbbu seen kër ñu ne gars yi bàyyeeku nañu donc pour nga xam li nga xam ne moom la Sénégal yi bëgg jafe na mais ki nga xam ne mooy autorité bi nag te xam luy njëriñu askan bi xam luy njëriñu réew mi su waree yolomal na yolomal su waree dëgëral na dëgëral te wàllu communication da nga mënul romb ak foofu nit ñi xañ na nag am na liggéey bu nga xam ne war na egg ci suuf jëm ci chef de quartier yi jëm ci conseil de quartier yi jëm ci ASC de football yi mouvement nawetaan par exemple tey waroon nañu jël lu mel ne mbas mi seet nan lañ war a dugalee xeex bi ci biir askan bi pour que xale yi surtout def ndànk parce que problème bi tey xale yi la boo xoolee ñi nga xam ne ñoom la ñuy testé ci àdduna bi yëpp ñi muy gën di dal xale yi la ñoo ko jël ko yóbbu ci biir kër gi mais boo xoolee tamit mais boo xoolee tamit
ñi muy gën di lor mag ñi la. mag ñi lay gën waaw xam nga loolu nag mooy problème bi sax bu fekkee ne xale yi lay gën di dal mais mag ñi lay gën di lor loolu nag il faut que xale yi xam ne am nañ responsabilité bu rëy a rëy a rëy am nañu taxawaay bu rëy a rëy te nag xale war na am taxawaay bu nga xam ne dafay protéger mag ñi war na am taxawaay bu nga xam ne dafay jox cër mag ñi même bu fekkente ne yow am nga 1000 chances su la dalee du la lor aussi sa yaay da nga dëkkal sa kër ga wala sa bàjjen ba nga dëkkal sa kër ga nga bàyyi ko xel ba nga xam ne war nga fexe ba doo yoree jàngoro bi nga xam ne mooy Covid-19 donc ñu décentraliser communication bi dem impliquer chef de quartier yi imam yi mais approche communautaire bi ñuy wax waaw ñu def cette approche communautaire là mais xam nga autorité bi li mu mën a wax mooy def leen ko l'approche elle n'est plus médicale parce que médecins yi ak professionnels de santé yi seen taxawaay ñu ngi koy matale ba mu mat sëkk. mais xam nga gis nga wàllu askan bi la. waaw mais Modou Diagne Fada bala ñoo avancer ci beneen laaj gis nga justement depuis un certain temps cas communautaire ni ñuy bari ay 100 et quelques ngay dégg faatu yi naka noonu ñu bëri jàpp ne bàyyeeku bu nguur gi teel a bàyyi yëf ya nga xam ne ñu bëri jàpp ne ay pression la subir moo waral lool ba ca des mooy barki démb ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye jël na une série de mesures boo xam ne mën nañ jàpp ne dafa durcir peut-être kii mesure barrière pour ñu ku ko respecté wul ak tamit rassemblement yenn yi tëj plage foofu li ma la fay laaj mooy port masque bi ci mbedd yeeg yooyu dégg nga polémique bi ba moom Aliou Ngouille génnaa na ne masque yi du obligation nit ñi takk ko ci mbedd bi kon finalement ban njëriñ la am masque yi am bu fekkee ne doo ko takk ci mbedd bi tam virus baa ngi circulé ak moom kon loolu question bu ñu war a poser te est-ce que waruñu ko woon xool waruñu woon saytu loolu avant ñu jàkkaarloo askan di wax ne ku takkul masque ñu teg la ay daan ba ca des mooy rassemblement yi nga xam dañ ko interdire te ñu bëri di ñaawlu dañuy ñoom ñiy interdire rassemblement ñoo ciy jiitu di nga gis benn ministre dem di inaugurer dara dajale mbooloo mu bari diw di ngénte madame première dame ne faa nga dem toog fa donc yooyu yëpp est-ce que nekkul ay signaux yoo xam ne du lu gën la ñuy yónnee askan wi ba tax nag ñi nga xam ne xamuñu dayoo feebar bi ñu ko soofantal ak ñi ko ñàkk wekk ñi ko ñàkk gëm ñu leen di encourager ci loolu. waaw Aïssatou li wax nga mbir yu bari. yaa ngi tàmbalee ci cas communautaire yi su ma ci fàttee benn nag nga fàttali ma ko ci biir li may tontu yaa ngi commencé ci cas communautaire yi ni mu gën a yokkee jàpp naa ne Sénégal dëkku aada la dëkku diine la pour ne pas seulement dire dëkku jullit la dëkku diine la ndax suñu mbokku chrétiens yi tamit xam nañ ni ñu sàmmontee ak xeex bi ak taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci alors tabaski bi muy jub si ministre bi ci boppam ni ci yore wàllu wér-gu-yaram am na appel bu mu lancé woon mais xëy na ñu ko déglu bariwul donc le fait que ñu jógee ci tabaski gi cas communautaire yi yokk wala gën a tas ci Sénégal yaakaar naa ni warul bett kenn parce que xamoon nañ ne fukki fan ak juróom après tabaski wala fukki fan après tabaski daañu gis ne cas communautaire yi dina yokk mais man xam nga jël ay mesures xam nga yokkute cas communautaire bu fekkee ne ni muy touché ay gone lañu ay xale lañu bu doon conséquences yi ci seen santé ñoom mun na bañ a bari mais xam nga fan la garaawee mooy li nga wax léegi loolu dafay indi saturation lieu fi ñuy hospitaliser nit ñi te boo loolu amee saturation cas grave yi day yokk parce que plus cas communautaire yi di gën a disséminé wu di gën a circuler à travers le pays ñuy gën a jot ñu nga xam ne même bu ñu nekkul mag am nañu ay comorbidité maanaam am nañu ay pathologie yu nga xam ne xañ na bu leen virus bi duggee mun na leen a indil ay jafe-jafe donc danger bi foofu la nekk l'appel que je lançais tout à l'heure à la jeunesse en réalité c'était pour ça parce que fekk cas communautaire yaa ngi gën a yokku encore une fois ñuy gën a touché ñu nga xam ne sont des personnes à risque te ñooñu fekk ñu ngi gën a bari suñuy hôpitaux yi di déborder. D'accord léegi masque yi ak rassemblement. alors maintenant masque xam nga ni ma ko gisee man wax nañ ne port du masque dafa obligatoire ci administration yi publique yi privé yi et cetera mais à mon avis mënoon nañu wax ne képp ku nga xam ne da ngaa jóg ak lieu de commerce yi aussi wax nañ ko képp ku nga xam ne da ngaa jóg parce que boo jógee foo jëm
da ngaa jóg da ngaa jóg jëm marché ba da ngaa jóg dem di liggéeyi moo xam public wala privé da ngaa jóg di doxe yeneen activité ci hôpital wala leneen donc mënoon nañu fexe ba nga xam ne képp kuy génn ku nekk da ngay sol masque temps yii effectivement le ministre de l'Intérieur durcir na les mesures et que loolu yaakaar naa ne c'est salutaire parce que itamit nit ki bu amul conscience su boppam ne man dama war a jël sama matukaay pour bañ a lor keneen état bi dafa war a taxaw rappeler kooku à l'ordre ne ko da nga war a am taxawaay pour que même yow boo lorwul bul lor keneen donc yaakaar naa ne mesures yooyu mu jël police bi taxaw gendarmerie yi taxaw ñuy dem ci plage yi dem ci lieu de rassemblement yi di aar nit ñi di rappeler nit ñi dañu war a yor ay masques loolu nekk na lu nga xam ne loolu léegi mais ñoom ñu tey rassemblement te mais xam nga nag loolu man léeg-léeg ma lire ci réseaux sociaux yi ay lu ci ëpp ay fake news la gis nga suñu réseaux sociaux yi am na ñu nga xam ne jàpp nañ ne lieu la pour wane lu nekk parfois sax ñu jël photo daaw jéeg boole ko photo bu ren wala photo bu nga xam ne ba ñu ko photo booba sax kenn jëlagul mesure yi bis bu nekk ñu dégg fii ñuy tuumaal autorité lu nga xam ne dëppoowul ak na mu demee parce que man autorité la conscient na su ma dee def réunion conseil d'administration wala may def réunion comité de direction sama entreprise ñëppay takk masque gaw ma ne benn membre du gouvernement wala une personnalité comme la première dame mën na teew ci fu nga xam ne wala taxawaay bu nga xam ne dafay du nekk image yaa ngi fi dem photo yaa ngi fi mais attends xam nga image yi ma gis image yi ma gis première dame laa gis mu toon rek doomam parce que ñoo jógeendoo kër ga mais dafa ndànk man boobu image bu dee image yi gis mais leer na ma ne gisuma keneen ku nga xam ne dafa tudd nii wala tudd naa wala dëkk feneen ñëw di ko akolaat dafa leneen xool maa la may boobu temps baa ngi non temps baa ngi def boobu maa la ko may dama ci taxaw maa la may boobu vraiment c'est un cadeau ndéwénal la amul problème waaw d'accord kon ñu jël ko daal jël ko ndéwénal la léegi bii nag vite fait yi rak tak je parle à l'universitaire sa xalaat ci ñi jàpp ne est-ce que gënul pour ba tey bañ a ndax bañ jóge ci tabaski bi gis nga cas communautaire yu mu bare ak feebar bi est-ce que gënul ñu xoolaat ma màggal yeeg reporté ou pas wala xool beneen anam bu ñu war a defee rassemblement yu mag yi ñu dëgmal muy màggal beeg gàmmu gi. gis nga kilifa diine yi ñu am Sénégal yàlla daf ñoo baaxee ñu am ñu nga xam ne ñu baax lañu macha allah. ñu yërëm taalibe yi lañu. ñu yërëm yi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo aju ci ñoom gis nga dafa am mbir mu nga xam ne nañ ko bàyyi ak borom. mbirum gàmmu Tiwaawan nañ ko bàyyeeg sëñ Mbaye Sy Mansour mbirum màggalu Touba nañ ko bàyyeeg sëñ Mountakha Bachir d'accord buñ ko bàyyee ak ñoom lañ war a def buñ ca jotee ñoom daañu ko def ñun nag comme ay taalibe lañu bu boobaa ñu tënku ci digal d'accord man yaakaar naa ne loolu mooy li nga xam ne moo gën a yomb d'accord alors ba tey maa ngi waxtaan ak ancien ministre de la santé bi nga doon feebar bi dafa fësal li nga xam ne bëri woon na ñu ko doon wax ci suuf ci qualité sunu plateau médical bi mu mel ne daf ko def fësal na ko bu baax a baax a baax mu jox dëgg tamit ou pas ñi nga xam ne dañ jàpp ne réew mi xaalis bi ngi fi mais dañ ko dugal foo xam ne amaana du foofu la war a dugg en urgence boo xoolee actuellement rek li fi xew seen TER bi BRT xaw ma la nga xam ne kenn xamul kañ lay tàkk ñu jël ay àddina milliards dugal ko fa te déggoo hôpital bu ñu tabax barki démb yaa ngi gis li xew hôpital Dalal Jàmm PCA ba di professeur Pape Touré démissionné ndax ci lettre ouverte ndax dafa jàpp ne xaalis bi nga xam ne moom la doon sàkku ci nguur di ko xaar ñu bëgg a ko dugal foo xam ne du ne baaxul muy ay bërëb yoo xam ne ñu soxna yu bëgg a am doom ñu assisté leen procréation médicalement assisté xaw ma nañu ko waxee ci olof foofa ak tamit centre de greffe de moelle ak yooyu baax na waaye dafa jàpp ne amoon na pour xaalis boobu fu mu waroon gën a mën a dugg en urgence par rapport ak sax Covid bi léegi nag yii nii ministre de la santé bi nga doonoon seen responsabilité yéen ak say prédécesseur ci sunu plateau médical bi défectueux bi juróom ñu jëyee ji ñu am
non xam nga loolu tamit ñi xamul ñooy waxee noonu parce que bu doon loolu kon du jur jëyee France wala États-Unis bu doon problème plateau médical rek yaakaar naa la France am ci nit ñu faatu États-Unis am ko ci nit ñu faatu ñaanuñu yàlla sunu réew mi lu mel noonu xew donc yaakaar naa ne mënuñu lier maladie bi ak ay plateau médical. mais plateau ba baax ata max la parce que ñi kilifa yu faatu yu bari ñu bëri jàpp ne c'est parce que dañoo tëj Schengen a tëj bi ay buntam. non bu doon loolu dama ne xam nga ku matal dem. ku matal dem te boo demee France wala États-Unis aussi ay borom alal. ay kilifa ña ngi dem. donc c'est pas lié à ça xam nga mbir mi mu ngi aju ci ban pathologie nga yor. ak ban forme maladie bi nga développé. est-ce que forme passive la wala forme grave. waaw mais man xam nga bëgg xam suñu plateau bi. waaw maa ngi ñëw dinaa ci ñëw. suñu plateau bi. mënoo wax tey Sénégal. boo ko comparé ak Maghreb. wala nga comparé ko Europe. oui mën nga wax suñu plateau médical. mais bu fekkente ne da nga romb dëkk yooyu. tey jii bari na ay réew yu ñu wër ñu nga xam ne. seeni kilifa bu ñu feebaree. hôpital bi suñu hôpitaux yi la ñuy ñëw. ay réew yu bari yu ñu wër. donc xam nga am na ñu nga xam ne tane nañ leen. te tey boo xoolee man li ma xam gisuma benn région capitale régionale. bu amul tey centre hospitalier. am na sax capitale régionale yu nga xam ne am nañu ñaar. boo demee Ziguinchor ñaara nga fa nga ñëw Ndakaaru yu bari ñëw fa. gisuma bari na chef lieu de département. bu nekk Sénégal bu amul au moins benn centre de santé. léeg-léeg sax nga dem ci benn département fekk fa ñaari centre de santé. boo demee département Kébémer bi nga xam am na centre de santé bu Kébémer am centre de santé bu Darou Moussi. te bari na boo demee Podor am na centre de santé bu Ndioub am na centre de santé. kon yéen def ngeen fa dara daal attends loolu voilà loolu dama bëgg même bu doyul nañu nangu ne am na lu nga xam ne mu ngi fi te ñu ngi continuer. Dalal Jàmm boobu nga tudd. Dalal Jàmm bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo taxawal projet bi. bi ñu nekkee jëwriñ ji nga xam ne dañu yore wàllu wér-gu-yaram. Dalal Jàmm ambition Dalal Jàmm moo doon nekk l'hôpital de référence en Afrique subsaharienne. maanaam même Afrique du Sud sax hôpitalu Dalal Jàmm li ñu ci prévoir yëpp bis bu sottee mooy nekk l'hôpital de référence en Afrique subsaharienne. la ma ko sottee boobu ba léegi mais attends xam nga ñun bi ñu nekkee ministre de la santé bu ñu daan tasante OMS wala ñuy tasante ci organisation africaine yi wala sous-régionale yi. dañ doon wax état yi ne leen lu mu gàtt nañu jël 10% ci budget national yi jëmale ko ci wàllu wér-gu-yaram. loolu moo nekkoon la demande forte des ministres de la santé la demande forte de l'organisation mondiale de la santé. am na ay réew yu nga xam ne doon nañ ko def. am na ay réewu Afrique yu nga xam ne ñu ngi woon ci yoon mais accès gu ñu woon. donc jàpp naa nag maintenant bu ñu jógee ci pandémie bii waxuma la France. waxuma la Allemagne waxuma la pays développés yi. mais les pays en voie de développement forcément daañu jëlaat koppar yu bëree bëri jëmale ko ci wér-gu-yaram te loolu je crois que président Macky Sall tàmbali na ko parce que li mu wax ci wàllu investissement jëmale ko ci santé publique yaakaar naa ne ñëpp aussi dégg nañ ko. pour dire quoi pour dire que pandémie bi au moins am na lu nga xam ne indi na ko mooy nit ñi daañ gën a teg santé ak wér-gu-yaram au cœur des politiques publiques. d'accord léegi ba ci des mooy foofu laay jeexalee nag ci affaire santé yaa ngi dégg ñu ne Russie ñi ngi testé ay vaccin avant Russie Madagascar dégg nga amoon nañ fa ñoom tamit la ñu gisoon mu nekk ci en tout cas à base d'artémisia te gis nga presque dafa mel ni africains yi soutenir ñu leen sa xalaat. naka la ñu mën a def ñun waa réew Afrique yi ba scientifiquement parlant médicalement parlant suñu pharmaciens yi suñu médecins yu xarañ yi ñu am fii ci Afrique ñu mun leen a boole ci yu mel noonu nga xam ne l'histoire retiendra lay doon parce que tey xam nga réew bu njëkk a compétition la nekk ak concurrence réew bu njëkk a trouvé vaccin bi mën a faagaagal Covid-19 di nga dugg ci histoire. mais comment on peut faire. mais Aïssatou Sénégal am na ay professeurs. am na ay kàngam yu nga xam ne ci wàllu gëstu. dañu nekk ay références sur le plan mondial. tout à fait. jarul tudd ay tur.
mais am na ci ñu nga xam ne dem nañoo dem wàllu VIH. 2 ñu découvrir ci lu nga xam ne am ci taxawaay bu nga xam ne ba tey ji maa ngi noonu alors ak ñeneen ak ñu nga xam ne wàllu cancérologie wàllu néphrologie wàllu leneen ak leneen dañ ci am ay kàngaam je crois que ci wàllu xam-xam suñu kàngaam yi parce que sont sortis d'une très bonne école la faculté de médecine et de pharmacie bu Dakar faculté de référence la te ña fay génn ñeewuñu kenn ci wàllu xam-xam ak ci wàllu mën a gëstu li nga wax ci wàllu vaccin yi bon Union soviétique Russie nee na am na vaccin mais bu ngeen déggee vaccin bi ni mu ko waxee mooy septembre la ñuy commencé lii déwén la ñuy commencé commercialiser xam nga boo ko seetloo rek mooy waa États-Unis ñu ngi seet Union européenne ñu ngi seet bon loolu nag c'est plutôt un combat politique bu nekk entre les grandes puissances pour kan moo njëkk a découvrir vaccin mais li am solo pour nous Africains mooy protocole yooyu xalaat yooyu saytu yooyu bis bu génnee ñu démocratiser ko ba nga xam ne ki bursam am koppar yu bari dana ci mën a jot mais ku nga xam ne tamit amoo lu bari da nga ci mën a jot ñu fexe yi tamit ubbi bërëb yi nga xam ne ñoom lañ koy defee ba nga xam ne sunu nit ñi ñun daañ fa mën a dem formé wu ba nga xam ne suba daañ mën a découvrir yi tamit lu demee ko noonu alors yii nag mooy question rafale donc président ci ministre de la santé dama ñëw ci ministre de l'environnement bu ñu waxee environnement am na polémique bu rëy boo xam ne ba tey dafa actuel mu aajo ci oryx yi nga doon dégg ak jëwriñ bi ñu dénk jamono yi environnement muy Abdou Karim Sall oryx yooyu xam nga na mu demee boobu ba léegi nag ñu bëri ñu ngi doon espérer que ni ya jotu dund delluwaat na leen fu mu leen jëlee woon muy rànneewu ba tey ba sànq waa ji deful loola ma bëggoon ministre de l'environnement bi nga doonoon nga wax ma d'abord sa jàngat ci xew-xew moomu ak i tamit est-ce que ci say temps say jamono yow mosoon nga def li ni mel ndax moom ki waa ji Sall nee na du moom rek moo ko yor ñoom am na ay ferme privée yoo xam ne boo defee demande bi xëy na amaana boo amee boo répondre yenn normes yi ñu njëkkati espèce rare protégée yooyu jox la ko nga xëy doxantoo sa biir kër moo bëggoon a xam yow monsieur le ministre est-ce que ba nga ca tolloo say jamono jëloo nga yow ay oryx wala yi ni mel xeet yi ni mel jébbal ko say naataangu ministre na yow wala ay yeneen privé ay baaxkat privé yu am xaalis ñu ko mën a yor wax dëgg yàlla loolu nag moom musuma ko def te musuma ko xalaat yi tamit te ku ma ko waxoon yi tamit ma bañ parce que jàpp naa ne oryx wala beneen mala bu mën di doon dafa am ay convention yu nga xam ne Sénégal da koo signé convention yu nga xam ne dafay protéger waxuma la espèces animales yi même des espèces végétales te oryx algazelle parce que noonu la tudd dafa bokk ci espèces yi nga xam ne dañ leen di protéger moom ak ay élan de derby ak yeneen te Sénégal dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu engagé wu ci convention yooyu kon liñ war a def Sénégal liñ ko may mooy mu fexe ba espèces yooyu su ko amee mu sàmmonteeg moom toppatoo ko bañ gën a bari parce que ce sont des espèces en voie de disparition projet bi nag am na luñ ci xam ndax li tax ñu am luñ ci xam mooy 98-99 le projet bi door ci Sénégal booba jamonoy président Abdou Diouf la 2000 président Wade ñëw 2001 ma yore ministère bi yore wàllu environnement 2003 la ñu jël parce que booba bi mu ñëwee ñu ngi leen dalaloon ci réserve bu Gëmbal fële ca booru Ndar fa lañ leen dalaloon 2003 ñu jël juróomi femelle ak ñetti mâle man mii maa demoon Katané ca Ranérou département Ranérou commune Oudalaye benn réserve bu fa nekkoon bu nga xam ne yàgg naa am mais dafa doon commencé dee
ñu defaraat ko clôturer waat ko ñëw ne dañ koy revitaliser. maa présidé woon cérémonie de lancement ba bañ demee ñu bàyyi fa juróom-ñetti sujets yi yàlla mi dara tawul ak liggéeyu waa parc ak muy agent parc yi ak ñi nga xam ne ñëpp ginnaaw bi ñoo topp ci sama ginnaaw ñu fexe dem ba tey jii bu ñu wàññee mat na 400 sujets wala lu ko ci ORIX yi mu nekk lu nga xam ne am solo la. maintenant ORIX dafa am fu mu mën a épanouir fu mu mën a développer woo ak fu mu ko mënul def bu amee lu mel noonu te da nga bañ espèce bi disparaître wala boog ñu tàncaloo foofu ba nga xam ne mën nañu dem bay gaañante wala leneen ak leneen yoon maye na nga jële foofu ay espèces yóbbu Fatala par exemple wala nga jële foofu ay espèces yóbbu parc de feneen wala nga jële foofu ay espèces seet zone bu nga xam ne ñoom mën nañ fa évoluer nga defar fa parc nga yóbbu leen ci kaw ay convention ak surveillance internationale man nekk naa ministre de l'environnement bëggoon jëlee ay éléphants Burkina Faso parce que ñoom dañ ci amoon barile ci lool ba muy yàq seen tool yi sama collègue bi ne su ngeen bëggee ñu jox leen ci ñu ni tamit ñu ne leen ñun amatuñ ko parc Niokolo Ba dañ ci soxla ñu nekk di liggéey mais dañ ci doon liggéey ak waa France dañ ci doon liggéey ak militaire français yi nga xam ne ñoo fi nekkoon mais bi ñu dem xool condition de transport yi ñu gis ne mën nañ ci loru dañ ko tegaat ci suuf. mais donc bii nii. alors bii nii c'est-à-dire bii nii d'abord fi ma dégg ñu ne fa la réserve bi nekk loolu mën naa nekk problème parce que quand même dans la région de Cap-Vert là loolu d'abord war naa mën a nekk problème te itamit dafa am lu nga xam ne boo nekkee jëwriñ ji ñu dénk wàllu nangam am na taxawaay bu nga xam ne noonu nga war a taxaw de telle sorte que dama et puis condition wu transfert yi yan convention il faut ñu jàng yan convention nan protocole nan nangam ak nangam mais li am solo mooy liñ ci mën a wax daal bari na waaye nag dañu nekk ci cadre bu nga xam ne ñoo bokk fu ñu jëm man tey bu am naa possibilité su ma amee dëgg-dëgg lu may critiquer am nay instance mais woowoo ko ci moom non en tant que ancien ministre non woowu ma ko ci xañ na moom moo ma ci waroon woo plutôt bu ma ci woowoon avant muy am dinaa ko wax sama waxuma la man sax mais am na ñu ko gën a ñu nekk ca ministère ba am na ñu nga xam ne ñu ngi fa doon liggéey nekkoon ay conservateurs de parcs nationaux suñu leen impliqué woon ci mbir mi xañ na ni mbir mi tëddee du ñu tëddee mais li am solo mooy mbir la mu nga xam ne demee na noonu mu demee nañu ñaan lu mel noonu bañ fi amati. et puis aussi man sama problème mooy ya fa des. ya des fan. ya des ci ferme ba xam nga defe naa aussi ils étaient au nombre au nombre de 6 ou 7 kenn xamul nombre exact bi dafa am yu faatu am yoo xam ne faatuwuñu ya faatuwul la waroon def xam nga dégg nga sa coowam ak président conseil départemental bu Ranérou Aliou Demba Sow mi nga xam ne moom dafa ne woon am na assurance que ni dina delloo yi des yi waaye waa ji si saa si def communiqué daa ne xalaatu ko dellool donc tamit loolu aussi nekk benn xeetu maa tey wala xam nga qu'est-ce qui se passe daal vraiment ba waa ji xam nga loolu du ma ci mën a loolu du ma ci mën a parce que léegi fa nga bokk moo tax non du ma ci mën a sori par élégance doo ci wax non du ma ci mën a sori d'abord non seulement par élégance républicaine parce que aussi moom sama successeur la nekkoon naa foofu mu nekk mais ensuite jàpp naa ne lu mel nii léegi ñun ñi bokk dans la grande coalition de la majorité présidentielle du ñàkk daañu am ay jotaay yu nga xam ne problème yi ñu soulever yëpp daañu ko mën a soulever cadre bu mel noonu bis bu ñu ko amee yaakaar naa ne ku mel ne man ak keneen parce que du man dong am na ñeneen ñu nga xam ne aussi am nañu seen xam-xam màcc na ci mbir mi yaakaar naa ci booba ci la ñu gën a nekk à l'aise pour wax dëgg li ñu bëgg a wax ci dossier bi. d'accord alors ñu ñëw ci Sonacos maa ngi tooñ léegi nee naa la sunu émission bu mujj bi wax dëgg fa yàlla nii ne woon nii
fii ne moom yaa ngi niin mbat macha allah catuma la j'espère que du ma la indi ay problème auditeurs yeeg yooyu duñu fa ñëw xool waa ji nu mu yoree affaire yi sunu kees geeg ñoomin seen gis naa na yaa ngi ci terrain bi Mao Cissé monsieur le ministre indaale ñu ay image yoo xam ne c'est important defe naa ni ñu xam tamit ñu semaine la man ñu xam dëgg-dëgg Sonacos bi ñuy dégg naka la gerte bi di nekkee diwliñ ba mujjee nekk ràkkal donc bu ñu waxtaan rek Maawo nga def nandite nga tegal ñu tuuti suuf rek ay quelques images ñu cof tuuti waaw ndax bu ëppee nag Dieng daf may woo service commercial dama jaar ci kees bi te bii nag sama grand nga rek man maa la ko mayaale noonu waaye xam naa ne Ibou Dieng bu fi dafa la ëpp nga dagg salaire bi waaw nga dagg salaire bi sa bëriwul ku ne xam ne téeméer junni laay fayeeku waaye Ibou booy dagg nga sóoraale rek li ngay dagg waaw bu mu dépassé juróom junni ndax tam xarit baa ngi ñëw te njaboot laa donc kon maa aussi bu ma fi ni benn problème te nga mu toq rek ñu da xaw a toqee tuuti ndax lañ mën naa dagg du ma ko àttan monsieur le ministre non là maintenant c'est au directeur général de la Sonacos à qui je m'adresse ñëw nga ci boîte boo xam ne ñu bëri ñu jàpp ne boîte à problème la woon ndax doon nañ dégg jafe-jafe yi syndicaliste yi fii ak yu mel noonu kii financièrement noo ko fekkee woon ak itamit bëgg woon sax ñu mën nañu wax genre bilan étape bu ndaw rek en vraiment vite fait en 1 minute ak itamit loo fa yokk gum pour le moment ak gum. waaw mais xam nga lañ fa yokk gum moom. am na loo wax sa biir wax. yaa ngi doon dégg ay coow. travailleurs yi. yaa ngi doon dégg ay coow ak i banque yu Sonacos amoon. bañ na ne dañ leen di saisir. yaa ngi doon dégg ñu ne kër la gu nga xam ne wax dëgg yàlla kër gu am ay jafe-jafe la loolu dëgg la mais nag li nga xam ne moo ci ëpp solo ba ñu yàlla tege ci bopp kër geeg léegi Sonacos naam ki ñu remplacé ay la yeween aussi am na lu mu fa def parce que nit aussi du suul jëf alors am na lu mu fa def ba ñu ñëwee jéem nañu yokk jéego yi jéem nañoo gaawal dox bi jéem nañoo fay yenn coow yi nga xam ne fekkoon nañ fa bi ci njëkk mooy défaut de paiement yi Sonacos banque islamique moo koy lebal mu dem jëndi gerte pour def ko dëwlin dinaa ci ñëwaat léegi ba ñuy agsi dañ doon fekk échéance bu jot rek Sonacos doon loolu mën a fay fekkoon nañ fi aussi ay banques yu nga xam ne dañu amoon ak ñun contentieux ndax dañ ñoo lebaloon xaalis yàlla dogal Sonacos mënu leen woon a mën a fay ba ñuy saisir suñu terrain bi may soog a ñëw sax léeg-léeg benn huissier taxaw ci buntu direction bi ne dañuy saisir Sonacos wala leneen mais yàlla dimbale nañu ba léegi ñu def fa at ak genn wàll défaut de paiement déggatuñ ko fa yàlla dimbale ñu aussi ba partenaires financiers yi muy banques yi waxtaan nañ ak ñoom ba kenn ku nekk tëral nañu ak yow moratoire ñoo ngi leen di fay déggatu leen fa aussi coow liggéeykat yi tamit ñu ngi waxtaan ak ñoom guddi ak bëccëg di toogandoo ak ñoom pour apaiser le climat social parce que loolu d'abord mooy li ñu njëkk a def tout à fait li ci topp mooy dem teel a wuti xaalis campagne daaw bi pour la première fois xaalis bi jiitu ubbiteel campagne bi 3 décembre la ñu ubbi campagne yu jëndum gerte mi mois de novembre ba muy jeex fekk nañu am financement bi ensuite ñu libellé ko en euro bu njëkk en dollar lañ ko daan libellé dollar bi di yéeg di wàcc Sénégal di ci perte Sonacos di ci perte ren parité fixe la muy dollar ñu fexe yi tamit ba banque relais amul ren parce que bu njëkk laata xaalis bi ñëw da daan yàgg gu nga xam ne Sonacos day dem lépp ay banque ñooñu tegal ko ay intérêt mu soog a jot xaalis bi fay leen donc lam daan jëlee ci banque islamique da daan dugal fële teg ci ay intérêt loolu tamit ñu fexe ba ren amul ñu dugg nag ci campagne bi dem jëndi gerte campagne boo ci duggee gerte ngay jëndi jaar ci ay opérateur jaar ci Sénia dem wuti gerte boo jëndee gerte gi ba pare gerte googu na ngay jël xolli ko boo ko xollee nga nal ko nga tàngal ko wala neexee nga wax la nga tàngal ko nga nal ko nga tàngal ko boo ko tàngalee ba mu tàng nga nal ko mooy joxe dëwlin boo ko nalee mu génne dëwlin
ak rakkal leen li doon rakkal. dëwlin bi maintenant huile brute lay nekk. nga jël ko segg ko defar ko raffiner ko ba dindi ci lépp lu nekk toxique def ko ci butéel yu rafet bu midi jotee wala bu 20 heures jotee nga tegal ci sa àllaaji mu añ wala mu donc noonu mooy processus bi. rakkal ji boo paree. am na lu nga xam ne amatul woon Sonacos parce que rakkal ji boo ko jëlee noonu rek boo ko jaay bitim réew du sotti. parce que dañ naan la dafa am ay toxique. rakkal jooji tamit atelier malheureusement bi nga xam ne moo daan def détoxification bi atelier boobu dafa paanoon waaye incha allah dina tàmbaliwaat ren. atelier bi nga xam ne yi tamit moo daan def extraction bi. maanaam parce que rakkal ji toujours day am dëwlin bu ci des. moo daan dindi siital dëwlin ji ba mu siit. atelier boobu tamit dina démarrer waat 2020. d'accord te 2020 bii tamit. xaj na foofu laay jeexale ci bilan d'étape. vinaigre du Roy nga xam ne ca jamonoy maam yi ñëpp xamoon nañu ko. SIB bu Diourbel daañu ko def. vinaigre boobu depuis presque plusieurs années amatul woon. léegi ñëwaat na. javel eau de javel. bu Sonacos. gëjoon na fi. incha allah eau de javel Sonacos agsi na. d'accord aliment de bétail. parce que xam nga Sonacos de gerte. xam nga gerte dañ ci wàcc dara d'abord xob yi xam nga gooñ la. gerte gi wax naa la léegi mais xobu gerte yi. non seulement jur gi mën nañ ko lekk noonu. mais son bi muy dégager aussi mën nañ def aliment de bétail. usine Setuna bu Diourbel aussi aliment de bétail. incha allah balaa at may jeex moom tamit mu démarré wax donc jàpp naa ne Sonacos. waaw mu ngi ci processus de relance. d'accord Modou Diagne Fada bala président Macky Sall joxe direction booba coow li bari woon na am na ñoo xam ne ay merkat yoo xam ne yu nekk APR ñoo xam ne seen xol tàngoon na ñu ni waa Modou Diagne Fada mi sinxu kii Modou Diagne Fada ba nga ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam kenn sañu ma la transhumant nga ndax sama grand nga waaye xam nga fu may waxee ñu ñëw ñu jox la dafa la wax naa la ko de nga ñëw ñu jox la direction générale Sonacos bàyyi fi ay apéristes de souche ñeneen ñi nga xam ne gis naa fa sax ñoo xam ne mën naa tudd rek Aliou Sow xeer na fa ay xeer yu metti dégguma sax nga tey nga tontu ko mu mel ne sa direction boobu coow la woon kon moo tax sax ma bàyyi la nga déroulé Sonacos bi ndax après na déggoon naa ñu naan Sonacos bi sax dëgg Modou Diagne Fada méyta na lépp Sonacos ndax ku xool parcours man nag loolu foofu laa forman ku xool sa CV xool fa nga jaar ministre ba nga dégg député kenn déggul député ci xale bu tuuti ministre nangami yoon ba tey jii nag macha allah def nga fi ñaari échappée solitaire yoo xam ne yëpp ndam nga ci am ba nga fi defee échappée solitaire def créé waar wi nga am 11 députés ñu ala xëccaat la naa ko duggalaat daa ne kii wóorul bàyyi ko ci biir muy lappi wóorul ñu ngi defaat échappée solitaire PDS boobu tamit foofu laa jeexale daa fa ñëwaat nga ñëwaat foofu tam nga amaat sa ay bagages say député kon man dama jàpp sax ne Sonacos bi lu ndaw la si tuuti na xëy na est-ce que nekkul genre pes bu ñu la bu le président Macky Sall pesaale tuuti ndax waroo nga nekk ministre nag ñu ma fi gis waa ji sant Sall nga xam ne wax dëgg yàlla pour man l'histoire retiendra que c'est le ministre le plus petit que l'environnement a jamais eu le malheur d'avoir yow ba fa nekkoon wax dëgg fa yàlla kenn déggatu ko kon mën naa jàpp rek en peu de mots nga tontu ma foofu mooy rëccu woo président Macky Sall neew la ndaxee mbaay ci DG Sonacos bi ma la jox ndawul. waaw xam nga Aïssatou bon c'est vrai que ci biir wax ji nag li ci wax am lu nga xam ne ça n'engage que toi. waaw yow rek la engagé. waaw maa ko bërëxal. waaw yaa ngi dégg xam nga man bi may ànd ak président Macky Sall bu fekkoonte ne dama bëgg a nekk comme li ngay wax transhumant. waaw. mënoon naa ànd ak moom 2015 wala 2016 laaj jara ci mandat boobu ñu jox ñu ko. ndax la. mais dañu jàpp ne. dafa la woon boobu non dañu jàpp ñun ne comme faluñu ko woon 2012 ba 2019 na jox ñi mu faloon ñi mu faloon. dañu xaar ba mu des 6 mois. ñu xool ne mënuñoo demal suñu bopp ci élection présidentielle gis itam ne candidat yi nga xam ne ñoo nekk en lice moom ci gën a doy moom la ñu ëpp yaakaar ñu jël suñu bagage dem jàppale ko
loolu alliance politique la bokkul ak ñi nga xam ne dañuy xool rek non alliance politique mënoon nañoo dem am mënoon nañoo dem ñàkk mais yàlla may ñu dem am bi ñu amee yi tamit moom la Sénégalais yi fal moom mooy c'est-à-dire que moom rek moo am légitimité ndax moom la Sénégal yi jël seen kàddu ñu dénk ko kenn ku nekk ci ñu ko doon jàppale wala benn Sénégalais bu nekk fa mu toog même bu ko jàppale wul woon mais mu nekk Sénégalais rek bokk société civile wala bokk feneen mu xool ne war nga koo mën a téyele fii mu teg la fa nga nangu ko jàppale ko foofu bi mu ñu wooyee nañu direction générale Sonacos lañ leen bëgg a dénk dañu ne ko ñun dey yow la Sénégalais yi fal foo ñu teg pour ñu jàppale la fa ñu jàppale la fa am na ñu nga xam ne ci biir partem c'est vrai parce que tamit nañ ko wax rek am na ci ñu nga xam ne ay benn yu nga xam ne xañ na kontaanuñ ci loolu mais nag ñooñu amuñu solo trop parce que ñun ki ñu tax a jóg président Macky Sall la ki ñuy jàppale président Macky Sall la ki ñu waxtaanal président Macky Sall la donc moom rek la ñuy déglu moom la ñuy xool appréciation rek mooy bi am solo am na aussi ñu wax ne lim ko jox du dara dégg naa sama mbokki PDS yi sama benn jigéen bu nekk député sax mas na wax ci benn chaîne mu ne man de gis naa ko ci benn tournée muy soli cap moom de li ko Ablaye Wade def na ko ministre ñaar fukki yoon jàppoon nañ ne buy ànd ak Macky Sall lu mu bon dana ko delluwaat poste ministre mais dañu xamul ne man du loolu mooy li ëpp solo mooy naa mën a bokk ci ñuy tabax sama réew ñi ëpp solo mooy naa mën a bokk ci ñi indil dara sama mais li ñu jox dara la wala du dara mais dama ne waaw ministre moo gën a rëy nag ñeneen ministre dafa bëri nag waa dégg ma wax la waa d'accord mais xam nga lu jot rek yomb Modou Diagne musul yàkkamti ay mbiram ci dara mais li ma gëm mooy Sonacos kuréel la bu nga xam ne kuréel bu am solo la ci koom-koomu réew mi ni mu tëddee. d'accord léegi mais Modou Diagne Fada kontaan nga waaw wala déet ci sa compagnonnage ak président Macky Sall ndax wax nga leer na doo transhumant allié nga kontaan nga wala kontaanoo. wax dëgg yàlla ba jamono ji may wax ak yow. amul lenn lu nga xam ne. mejj na xam nga nag dégg nga wala yooyu. dégg ma ko ba bàyyi doo ko ay wolof yi ma dégg. waaw xam amul lenn lu nga xam ne. mën naa koo ñaawlu. ci ànd bi nga xam ne maa ngi koy ànd ak président ba léegi ànd bi ñuy ànd alhamdulilahi rabbil alamin rafet na parce que àndu nawle la. waaw mais àndu yëgante la àndu diisoo la àndu wegante la te loolu rek mooy li nga xam ne. waaw léegi la moo tax seeyaloo sa parti ci biir alliance pour la république comme ñeneen ñi niñ ko defee. ah déet man nag sama parti moom dama koo moomul sama parti dama ko bokk ak ay nit ah déet du waxin non déet du waxin sama parti moom ma ko sama parti dama ko bokk ak ay yeneen nit te waxtaan woowu musul tegu ci taabal ji bañ waxtaane ko suñu biir parti te jàpp naa ni tamit yeesal am na spécificité am na innovation am na cafka boppam bu nga xam ne war na ko mën a continuer di ko indi ci scène politique bi. d'accord léegi 2024 Modou Diagne Fada candidat ngeen doon ci présidentielle waaw wala déet. ah déet lu tax nga ne ma nañ koy waxeeti xam nga waxi 2024 ci boppam Aïssatou waxi 2024 man Sénégal yi dañ ma jaaxal loolu opposant moo war a toog naan 2024 mais xam nga ñun ñi nga xam ne dañu ànd ak président Macky Sall lan lañ war a wax fii ñu toll nii bërki démb lañ ko fal. kañ nga may tontu attends bërki démb lañ ko fal bañ ko falee bërki démb mu def fa un an et demi ñu fal ko ci programme mu dig Sénégalais nii danaa def lii PSE vert danaa def lii danaa nanga bi logement danaa def lii non mënu ma laa tontu non tey nga ne waaw wala déet non mënu ma laa tontu man yow laa laaj neew ma la wax ju jotagul non wax ju jotagul dama ne wax ju jotagul dama ne tontu ci lu nga xam ne pour nga prononcer wu si sa candidat ou pas jotagul non dama ne tontu ci lu nga xam ne c'est pas d'actualité parce que aujourd'hui lii actualité mooy nan lañ war a mën a gunge président Macky Sall ba mu réussir mandat non xam nga laa bëggoon njaacaar nga waaye xam nga yàgg la fréquenté tax na ma xaw a nekk tuuti njaacaar ma ni tamit yow sax kay doomu ndaw waaw man dama la ne Modou Diagne Fada njiital LDR Yeesal 2024 incha allah rabbi candidat ngay doon waaw wala déet nee ma waaw
wala déet. mënuma laa xam nga. xam nga li ma waroon wax nag soo bañoon xoolal bu fekkonte ne rek yow nante dëgg ngay def da nga ma waroon wax ne ma non man du ma nekk candidat. président Macky Sall xol bi sedd. waaw dama ne waaye mënu ma leen ne waaw mënu ma leen ne déet loolu. li nga wax ndax moom mooy ni wii nii non moom président Macky Sall mooy borom ni wii nii non. waaw mais non dama ne xam nga gis nga wii nii wii non ba mu tontu woon gars yi. moom mooy tontuwaat yow. gars yi di wax. waaw. loolu moo doon la bonne réponse ci question ba ñu ko posé. non man ñëw ci bi ma la wax nii. bii ma lay posé dama ne. yow ni wii nii non waxi 2024 ci boppam. waxi 2024 ci boppam. kon Modou Diagne Fada di nga nekk candidat ok Modou Diagne Fada sera candidat waaw ba affaire jàpp ba nga génn fi waa affaire jàpp la Modou Diagne Fada donc sera candidat en 2024 waa affaire ñi ngi leen di raxas buntu kër gi. léegi troisième mandat bi mi nga xam ne ci nga bëgg a accélérer ñëw wax ci li nga ci bëgg a wax yëpp mooy waxu waa APR nga bëgg a indi takk sama plateau bi man yow nekkoo APR kon du ma la may nga ñëw di jël waxu Macky Sall di ko teg sama plateau du ma ko nangu. polémique troisième mandat bi mi nga xam ne sunu dëkkandoo yi Guinée Alpha Condé nee nañ ko may fekk fan mu tontu ginnaaw ba ko waa partem investir Papa Alassane Ouattara moom soobu na nee na candidat lay doon ci troisième mandat fii sunu réew mi président Macky Sall dégg nga ko nee na nii oui nii non léegi ñaari laaj laay la nag temps bee dem émission bi jeex na damay sàcc ni ay ñaari minutes ñaari laaj laay bool dëxëñ la ko mooy la xew Guinée ak fa nga xam ne mooy Côte d'Ivoire ban jàngat nga ci am ci africain bi nga doon citoyen bi nga doon ak homme politique bi nga doon ndax force pouvoir baax na wala wóor na wala wóorul beneen ba ca des mooy président Macky Sall yow Modou Diagne Fada intitut personnel sa aqulaay taala bu waree tax la sa aqulaay taala ngir jëmmi yonent bi ngir jëmmi yonent bi Modou Diagne Fada sa aqulaay taala nga seet yàlla ci li ngay wax bala ngaa wax nga seet yàlla ak yonentem bi ci li ngay wax bala nga kaa wax Modou Macky Sall mii toog fee ndax troisième mandat mën na ko waaw wala déet seetal yàlla na bala ngaa tontu. ak sa lu weex. waaw dama ne xam nga d'abord li nga njëkk a laaj. Guinée Côte d'Ivoire. man dama am ay xaritu politiciens yu dëkk Guinée. ñi bokk ñi ànd ak président Alpha Condé ñi nekk ci kujje gi. Côte d'Ivoire googu yi tamit ma am ay xarit yu nga xam ne. ñii dañoo nekk PDCI RDA. ñii nekk RDR. wala RHDP ànd ak président Ouattara ñeneen ñi nekk ci kujje gi. tey am na fu ma bokk. du dëgg. bu ma nekkoon parlementaire. wala ma nekk rek civil. soo ma ne prononcé wul. ci Guinée wala ci Côte d'Ivoire dama ci yàkkamti. jàpp naa ne sama posture mayuma ma immiscé wu dans les affaires intérieures de ces deux pays frères. qui entretiennent d'excellentes relations avec la République du Sénégal. waaf nga foofu léegi ñëw ci beneen bi. alors li nga wax xam nga mooy li ma la commencé woon a wax léegi. te xam naa ne loolu nga bëggul dégg. gis nga kujje gi ñi nga xam ne tey dañuy gor suñuy tànk ñun ñu ànd ak président Macky Sall. ñoom ñoo am intérêt ñu installer débat troisième mandat. mais attends ma wax la waaw defal ndànk rek. ñoom ñoo am intérêt ñu installer débat troisième mandat. encore une fois. bu ñu leen toppee ñoom ci li ñu bëgg. fi la ñu nekk naan troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat. suñu programme raw ñu suñu liggéey raw ñu. Modou Diagne Fada au lieu mu dem seet nan la mën a def ba am financement gerte nan la mën a def ba am financement pour mener sa collecte mu nekk fa naan troisième mandat. président Macky Sall au lieu mu fa nekk naan PSE lii wala nanga mu nekk ci. loolu lañ dul def ñoo lànk. yow opposition bi la ñu bëgg. lañ bëgg duñ leen ko defal. waxi troisième mandat jotul ce n'est pas d'actualité loolu le président Sall wax loolu la wax. ay waay li ñaaw na de. lu fi ñaaw. réew maa ngi lay seetaan. maa ngi leen di seetaan di man tamit waaye li mu wax ne nopp mën na koo dégg. loo jotagul nga bëgg ñu wax ci. nous on a élu le président Macky Sall pour 5 ans. kon Sénégalais yi kon léegi yéen laay bàyyi ngeen jugé. voilà d'accord. waaf na man question bi te ma kaa bañ a déposé ma bañ a déposé
mu ngi nii jarumay tontu Modou Diagne Fada waaf na kon léegi ma xaama ñëw ci PDS boo fi xanaa fi nooy na moom PDS. maa ngi lay déglu. PDS wax nga léegi député boobu la Passaala Kokkali la boo gisee ñoom Oumar Sarr ñoom Sène ñoom ñëpp jóge fa presque yéen a xaw a bokk boor ñoom it soriwuñu président Macky Sall te ñoom daf naa bëgg démb ñoom ñoo la ko wax. soriwuñu ko te ñoom daf mel ne barki démb est-ce que nekkul yow lañu doon wax naan yaay traître baax yaay ñoom seen ba ñu pëtëxal la defal ay bagages ma nga dem loo mën a wax daal ci PDS ni mu mujjee léegi foofu la ñuy jeexale émission bi li ngay ñàkkee sa émission foofu lay jeexee. non waaw non gisoon nañ leen bon. yaa ngi gis mu ñëw sama xarit Omar Sarr sax yaakaar naa mas naa toog ci jataay bi am lu mu wax mais xam nga yooyu amul solo ci politique gis nga politique mën ngeen a toog benn jamono nga am lecture politique bii keneen ki am lecture politique bee bu seeni lecture politique dëppawul forcément xëccoo lay indi werante lay indi seen biir xañ na loolu daloon nañu ñun ak groupe bu ñoom Omar Sarr mais politique day dox loolu 2016 la woon. loolu 2016 la woon 2015 la woon non Omar Sarr du point de vue personnel c'est un ami. loolu moom xam na ko man xam naa ko. maintenant nag amoon na jamono bu nga xam ne bokkuñu gis-gis ci wàllu politique mu am doxalinam mu am sama doxalin léegi nag ci wàllu Sénégal yi nag ñooy xool ba xam man maa leen fekk ci wala ñoo ma fekk si yaakaar naa bu Sénégal yi xoolee rek daañu xam ne xañ na parfois teel a xam dëgg. wala teel a nekk ci dëgg mën naa tax ñu lay critiquer mais buñ demee ba ci kanam daañ gis ne fañ taxee woon bu njëkk daal. fa nga taxawee moo doon fi gën. waaw sa émission jeex na Modou Diagne Fada directeur général Sonacos amul benn buzz. tàggatool. maa ngi lay sant xam nga yow Aïssatou fii ku fi ñëw nga sonal ko. waaw yow mënu ma laa sonal mais non yow da ngaa lakkale wante li am solo rek mooy waxtaan nañu am na ci yu nga xam ne leerul woon xañ na ci yenn bopp waa Sénégal leer na ci seen bopp tey am na ci yemit lu nga xam ne xamuñu ko woon surtout ci wàllu suñu taxawaay ci biir Sonacos wala bokk suñu taxawaay en tant que jëwriñ jële wàllu wér-gu-yaram wala suñu gis-gis ci wàllu suñu compagnonnage ak président Macky Sall xañ na tey leer na seen bopp mais li am solo rek encore une fois li Sénégal yi war a jàpp ci ñun mooy léegi ñu def lu fanweeri at ci langue politique yi xam nañ bu baax ni nga xam ne noonu la politique Sénégal di tëddee te dañu nekk ñu nga xam ne lu ñuy wax lu nekk dañuy sóoraale aussi suba ak ëllëg surtout nag boo ko seqee ak ñu nga xam ne ñu mel ne Aïssatou Diop Fall lañu mais li am solo mooy Sénégal gi daal yàlla na fi yàlla saxal jàmm. amiin yaa rabbi. sunu réew mi yàlla nañ ko yàlla sàmmal. amiin mbas mi ñu nekk tey yàlla nañ ci génn nu mu gën a gaawee. amiin yaa rabbi. te président Macky Sall yàlla na ko yàlla may ndam ci yan bi nga xam ne moom la ko sénégalais yi yéen. waaw président Macky Sall moom du la mere moom du la waa mais waa après dañuy defante yow bu baax ci li nga leeralul ndax candidat ngay doon 2024 ou pas donc loolu moom foofu rek moo ma neex ci émission bi ndax xam naa ne ñeene duñ la may dara donc yàlla baax na ba yaa ñoom la ci mbedd bi Modou Diagne Fada la woon DG Sonacos may gërëm bu baax di nga sant nag ci ni mu répondre positivement suñu émission bàyyi léppam ñëw toog waxtaan ak yéen ci li soxal réew mi dina gërëm yéen tam mbokk yi sant sant ci teewlu bi di gërëm bu baax a baax comme d'habitude rek sama rakk ji Madeleine Diaw Ndeye Malle borom glam style Baye Modo maquillage nag fii lañ ko defee ci biir en pleine émission lu ci jaxasoo rek moom la Madeleine la donc ak ñeme tardem donc moo tax émission bi demee nii mu demee maquillage demee nii mu demee létt yi tresse yu baax yi létt yi glam style Baye Mado moo ko defal ku bëgg si yii temps yi moom fii laa nar a génn rek fàttali ko dafa tàng
waaw naka waaw Madou neen Black Q la ko tuddee ku bëgg yi ak yu dàq yooyu rek numéro bi benn la mi ngi noonu ci suuf écran bi donc Glam Style la bàyyi Mado ma nga foofu en face camp Leclerc di ko gërëm di ko sant ci loolu maquillage bi jaxasoo bi tamit moom la mën na cuu mën na caa mën cararar lépp lay def donc ma nga noonu daal moom mat leen donc di gërëm nag sama doom jeey ñëw Didi te yow laa ñu ko dugal ci équipe production ba yaay Imani nga xam ne normalement Imani ay surtout la waroon tuddee mais mu trahir ma xëy na je vois que y a un deuxième là en route donc deuxième bi yàlla nekk jigéen ndax tur ba ma jël sama tur Mass Ndiaye mi ngi nii sama frère bi nga ñaax gis moom tamit donc Missa Ndoye moo nekk ci caméra ya feggoog Mass Ndiaye tanoor seen naa ko fii alaaji maa aussi c'est segg bu mag boobu gis naa ñu dénk ko lu tudd segg ñu naan affaire mbër ak làmb ak yooyu la donc maa wana nee naa dëgg-dëgg li ma la xamal nag bu ko wane ci segg ba ak kan laa fàtte Ibrahima Cissé sama càmmiñ lu baax loola Ibrahima Cissé ngi nee toog waaw nekk fi bala ma kaa indi problème di yaa fi ne mais Cissé mi ngi ci ginnaaw waaw Cissé mi ngi dans les coulisses waaw Ibrahima Cissé ci production ba feggoog Didi ak Moussa Sène ci montage bi ku ma fàtte daal nga baal ma Alaaji Maaw Cissé segg bu mag bi donc beneen dimanche beneen face to face